salaamaaleykum mbooloo mi waaw ak masse bi yëpp nag laay waxal affaire bi certes paroles yi bëri na négociation yi bëri na mais il faut qu'on aille à l'acte gis nga ñii bu ñu fi nekkee di négocier def affaire yu coxalaan yooyu dañuy yàpp nan koy wekk affaire yi dem suñu yoon ñun war a jàpp ñu jàpp leen sacrifier suñu bopp au nom de la population lii moo dul yoon zone bi amoo fa oto gaare fii ku fi match bu fi amee ku fi gaare sa oto da nga koy perte fii zone d'évacuation yi pour tout le monde on attend à la mairie ñu jéem a defaraat sax buntu yi ñu gën a yaatu parce que nit ñëpp bu ñuy jëndandoo bu problème amee mu ñaan ñu ko yàlla génn fii day am problème bu ñëwee lii ñëw nag ñëw fi ñëw ñu nekk fii di wax ay non raay mbelle bi moo fi jeex nan la ñëw évacuer lii dajji ko dem suñu yoon bu ñuy jàpp ñu tëj ñu kaso ñu xam ne foofu la yàlla dogalee affaire il faut ñu sacrifier suñu bopp pour suñu jeune frère parce que pas mal d'école de football ñu ngi fii di entraîner bëgg ñu sonal ndax ay affaire ay comme bëgg ñu liggéey nañ uti lii ñu yóbbu ko jam ñaajoo place baa ngi foofu asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp si teewaay bi vraiment ku gis lii di nga xamante ni population Hann Bel-Air kenn demul ñu des ginnaaw ñun nag comme niñ ko gisee dañuy xeex pour lii Iteya lii mu def waxuma sax Iteya mais képp ka nga xamante ni yaa ngi ubbi sa bët di ko def si suufu Hann Bel-Air jàppal ni population Hann jeune Hann ànduñu si tey ànduñu si ëllëg dinañ porter combat bi nag fi ñu war a jaar dinañ fa jaar pour le moment dañu prôner non violence pour le moment mais su laajee sembi su laajee joxe suñu ay bakken su laajee ñu xeex dañuy xeex comme ay góor ñu jigéen ñi ngi si ginnaaw nag bàyyiwuñu dara lu mu laaj dinañ ko jox lu mu laaj dinañ ko def pour ñu porter combat bi porter yeneen combat yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg yeneen suuf yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg ñi nga xamante ni dañoo ubbi seen bët teguñu ko dara si lu dul suuf ñu ngi taxaw di leen xaar ñun jeune de Hann suñu bakken la ñuy jaar pour jël suuf titre foncier lépp lañ si yemale dañuy xeex jusqu'au bout. asalaamaaleykum Lion yi ñoo taxaw fii di wax Lion yi ñoo taxaw fii di wax Lionu Hann Bel-Air yi ñoo taxaw fii di wax Iteya moomu ñu lii day dañ ou A ou B dama bëgg laa la wax ne la ki ko def fii laa la wax nag dindi lii ndax ñun pare nañu Lionu Hann Bel-Air yi pare nañu pour dindi ko ñun suñu stade bi la ñu am suñuy doom fi la ñuy fowee fi la ñuy tàggate seen yaram dama ne dama bëgg yéen gars yi dañu monter benn comité de suivi yaa ngi dégg ñu jël combat bi te téye ko en main ñun moomuñu ñu yow bu ñuy nekkee di football fii kër yi nekk fii naan ay nañu arrêté stade bi nañu def ni ba suñu doom yi sax ren footballuñu tàggat yaram la ñu am ñun Lion yi pare nañu nag xeex bi ñun ñoo koy porté merci beaucoup. allez dañ leen porté combat bi. waaw ñi ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum gars yi ñu may ñu waay benn soxlo la ñu am yaakaar naa ki njëkk a wax na soxlo bi manoon nañ buñ paree Maguette manoon nañ buñ paree ku nekk mu dem. liggéey bi day desaat après ci suñu quartier yi day desaat ci suñu ASC yi day desaat tamit am na ay magu dëkk bi yu fi nekk te gisuñu leen fii te am nañ ci solo parce que benn bërëb lañ jugee léegi ñun boo xam ni ñooñu peut-être comme li Mbacké doon wax boo waxee ni ASC Yaraax ba léegi tronc bi mi ngi fi ñu seeti leen comme ni ñuy defee ci dëkk bi leneen ak leneen fii nii année bii passé dañu yóbbu suñu doom yi ñii xaañante man ci ñu doon faj laa bokk xam naa tuuti ci li xew kon lii comme danger la boo xam ni c'est public ni ñu fi taxawee gis ñëpp ñu taxaw benn rek laay ñaan ku def lii ku dem fii ku wax lii nañ jàpp ni à la compte de Yaraax la jarul beneen chose ñu wax ko kenn ku nekk ca la nga wax am nga ci droit mais benn nit rek mën na wax mu décanté wu kon bu ñu xeeb kàddu kenn nu mu ko waxee nu mu ko defee nañu doyloonte rek buñ fi jugee te li ñuy fas nii fasuwul ku ne bëgg sa wax kase ñu yóbbu ko buñ demee ci poubelle yi lay dem ñu honnête rek ñun ñëpp kenn ku nekk loo fi wax bu manqué keneen ki dolli ko te ñu bañ a néewal waxu keneen di doyloo waxu keneen nañu ko def mu nekk benn noyau dur loolu rek lañ ci doon wax tous les imams ñi ngi derrière les jeunes là jeex na takk. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen féliciter ci mobilisation bi nga xam ne moom ngeen def tey nag man sama teewaay fii dafa nekk ci ñaari casquette benn casquette bi mooy doomu Hann Bel-Air la bokkoon ci mouvement associatif ñu koy wax Jaaluwaali su lii amee samay doom di football war naa fi mën a taxaw parce que dafa régir population bi yëpp lii muy mag muy ndaw góor ak jigéen ñëpp ñoo ci bokk yem
beneen casquette bi may ndaw bu ñu yónni fan lañ ma yónni mooy pencum ndaw réew mi fa ñuy casser doléance su population yi te Hann Bel-Air ma bokk ci ñi nga xam ne dañ ma tànn pour ma dem teewal leen fa lii bu mu amee ñun suñu rôle mooy li am su amee soo ko yëgee doo xaar kenn soo gisee ma génne image bi defe naa boobu borné wuñu woon bii boobu borné wuñu woon si laa ko ñu filmer yóbbu tey ci tey sama devoir mooy je suis avec l'État su sama population soxlaa su ma waxee ñi ma wax a waxal ba pare dinaa yéeg ci kaw wax ak kilifa yi pour lii taxaw avant may ñëw fii am na ñu ma ci waxal defe naa fii ak semaine prochaine dina am ay démarches yoo xam ne di ngeen ci xaw a xam dara kon tey li tax ma ñëw toog su ma toogee ngeen di def souvent dañuy wax suñu député bi gisuñu ko sax alors que ñun suñu lër mooy soo leen di kaas dara ñun ñu yëg ko waruñu mën a ñëw ànd ak yéen toog di ñaxtu kon suñu taxawaay amatul sens suñu taxawaay pour mu am sens mooy ñii ñu ngi ñaxtu ñun nañu yéeg ci kaw ñu dem régler ji ko lii mooy problème bi du leneen problème mu stade bi nag defe naa man gis naa ci benn groupe sax ñu may clash te la ma waxoon c'était pour ñu defar stade bi parce que pour ñu am des tribunes dignes de son nom loolu yëpp su may dem du ma tàggoo su may ñëw du ma tàggoo parce que population bi ñoo ma mandaté yoon la woon ma ñëw taxaw fi wax leen ne maa ngi ciy def ay démarches te incha allah dinaa ko continuer bu soobee yàlla ñu saisir ma ak ñu bañ ma saisir comme je l'ai toujours fait je vous soutiens te lii population bu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk kii bu ko jëndoon ay milliards tey Hann Bel-Air yëpp taxaw na du fi am dafay ñàkk gis nañ fi ba tàyyi nit am terrain mu nekk en bonne et due forme mais population bu ñu taxawee dafay ñàkk ITA c'est l'État tey état su fekkente ne dafa nar a teg entrave aux populations tey dafa jot mu délocaliser lii comme imam ni mu ko waxee mën nañ ko délocaliser jam ñaajo yaatu na fépp yaatu na mën nañ ko délocaliser pour la sécurité des populations te booy wax ne damay yéegal dëkk fenn c'est pour sécuriser les populations su dee da ngay defar nag te sécuriser woo les populations loolu moom day fekk loo xamante ne nii da nga koy def pour leneen mais defoo ko pour population bi di leen wax ne combat bi ñun ñoo ko bokk peut-être je ne serai pas dans les instances yi nga xamante ne yéen ci ngeen di teew chaque jour di ñaxtu mais je serai au-delà mais lu ma ci xam rek dinaa leen informer yéen it loo leen xam ngeen informer pour qu'on aille ensemble ñu mën a aboutir am benn résultat bu positif ci lii vraiment ma leen di gërëm di leen sant ak les initiateurs merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi fi mu nekk nii yaakaar naa tey daje bi daje bu mel nii moom ma gën a bégloo ci daje yi nga xamante ne daje nañ ko fi parce que nag dañu yàgg a bàyyi ñu ñuy agressé terrain bi nag naka jekk sama bakkan laa ci mos a teg ba muy commencé maa doon gor di dindi yi fi nekkoon yëpp maa leen dindi ñu installé fi terrain ba mu nekk terrain tey kon gisu leen fi sama benn morom bu fi taxaw naan da koy défendre mais ba may wax ne stade bu mel nii bu ñu fi liggéey bu mel nii dafa war a am parking aéré boo xamante ne day am accès population yëpp du léegi ba ma koy avertir di ko wax maire il y a 5 ans de cela donc seetoon naa ne agresseurs yi dinañ ñëw ba egsi fii yàqal ñu li nga xamante ne c'est un bijou boo xamante ne bi suñu doom ëllëg ci la ñu war a taxaw di ci épanouir man je suis contre yi nga xamante ne ñu ngi ko fi def yëpp di gundu xataal xale yi te ñun bi ñu nekkee toll ci ñun ku ci nekk da nga def di nga def ba mu jeex stade bii nag 20 ASC ñoo def pétition taxaw jàkkaarloog président Abdou Diouf mu signé ñu ko teg ko suñu loxo kon tey jii Dakar 92 dañoo ñëwoon fii pour jël stade bi homologué ko mu bokk ci terrain yi nga xam ne ay terrain d'entraînement la lu tax mënuñu ko woon parce que équipement yi nga xamante ne moo ci waroon nekku ci du ñu toog nag ba équipé ko ba pare nag léegi ñu toog ñëw lii bañ ñu ko bëgg ñu ko xañ ITA na wuti feneen yàgg nañu dëkk ak moom depuis Cere Jàmbaar ba tey ñu ngeeg ñoom fii lii dañu bëgg ñu bàyyil ñu ko ñu def ko parking pour stade bi bu ëllëgee xale yi mën a am foo xamante ne fii li yeneen communes yi am ñun ñu am ko
stade bu mel nii soo koy wër fii doo ko fi gis donc moo gën a placé moo gën a taxaw nañ ñu ko bàyyil man nag man su doon tey jii fi ngeen toll laa toll ni ma doon deewoo ak ñi doon taxaw tabax fii di leen génn ci biti tabax yi yëpp fi lañ ko bëggoon dugal bi ñu sottee béton yi dañuy taxaw jël suñu jaas yi jàkkaarloog ñoom dajeeg ñoom ba ñu bàyyil ñu ko kon nag affaire yi fulla ak fayda man maa ngi ci biir tey ba ëllëg foo leen taxaw dinaa fa taxaw loolu leen reyante dinaa ko reyante loolu leen baax dinaa ko ñeer maa ngi ak yéen laa àndal yéen laa jàppale yéen laa taxaw dama ne am leen fulla am fayda amul benn dëkku lébu boo xamante ne fi mu nekk nii gars yi ñeme nañ fa dem di agression yu mel nii kon nag yaraax kasaalika naka noonu nañu taxaw nañ ñëpp génn jowkatu gaal yeeg ñëpp suba suñuy sët ñoo fi taxaw suñuy doom ñoo fi taxaw ñun ñëpp lañ taxaw Mbàkke maa ngi seen ginnaaw tey ba ëllëg maa ngi seen kanam tey ba ëllëg amul daw amul arrière mag ñi nag sama wàll dinaa ko ci def bu soobee yàlla jàkka yi jumaa yi fu ñu war a dem dinañ fa dem le président Macky Sall bëgguñu nga am problème yaraax terrain yii Abdoulaye Wade def na ci lu mu war a def Abdou Diouf def na ci lu mu war a def ci loo war a def pour ñu mën a jot suñu parking bii loolu nag soo leen ko def rek yéen a ngi indi jànkonte boo xamante ne bii dañu koy jàkkaarloo di jànkonteeg yéen te bëgguñu jànkonteeg état léegi nag ñu ngi bëgg jàppale ñëpp taxaw leen merci. muy nu mu tudd Aziz Thiongane Amdi Sarr njëkk fi nekk suñu entraîneur yàlla na leen yàlla yërëm àndu nañu ak ñoom suñu morom ñi àndaloon fekk ñu ko yàlla na leen yàlla yërëm mais xeex bi daal xeexu jeunes yi la seen i mag nekk seen biir teg leen ci yoon waaw loolu mooy wax bi bu ñu duggee ci biir léegi titre foncier bi excuse-moi titre foncier bi nekk ci terrain bi dafa yegg si ba fii ñi am benn âge xam nañu yoon bi fa la nekkoon fii ay tund la woon titre foncier terrain bi mooy yegg si ba fii ITA li muy revendiqué lii mu muré am na lu bokk fii ci terrain bi dinaa leen wan léegi carte bi parce que li ma ci am bi ñuy xeex ak ñoom ak promoteur bi 2012 loolu laa am document yi maa ngi ko dencoon pour jox ko Ndonga Faye parce que lii bi ñuy tàmbali dañu waxoon nañu seetaan mais mu ngi bëgg a ëpp loxo du ñu toj nag du ñu daaneel mais fépp fu kàddu war a dem ak lettre war fa dem danañ fa dem donc loolu laa bëggoon jox vraiment ci introduction le temps ñu waxtaan tuuti presse bi ñëw mais mobilisation bi warul faillir après dinañ wax disposition pratique yi nga xam ne moom la ñuy proposer naka la ñuy xeexee. Donc je me réjouis de cette très belle mobilisation, de cette très forte mobilisation. Lii je pense que lu jafe la ci dëkk bi boo xoolee ressources humaines yi fi dajee lii rek moo leen mën a dajale. li xew nag Mbàkke def na historique ba pare li ci am solo ba am ci solo mooy ITA bii nga xam ne tey ñoom ñoo bëgg a def fii li ñu bëgg a def fii tey complexe bële bi ñu ko fiy def dafa am à l'époque c'était le maire Amadou Dia moo nekkoon maire Yaraax ñu am ku bëggoon defar foofu kër ñu ñëw tabax seen complexe suñu yoon nekku ci waxuñu leen tooy na waxuñu leen wow na mais fii tey au-delà de nos projets li ñuy wax naan dañ ko bëgg a def parking fii servitude la fii mooy suñu servitude tey aujourd'hui je prends l'exemple du nawetaan qui a une capacité de mobilisation très énorme boo par exemple montagne si sak Walidane du jouer ou Mbaxal ou Sant Yàlla du jouer terrain bi dafay abriter minimum 3000 personnes 3000 personnes bu ñu nekkee ci terrain bi danger am miir bi am fii ay musiba lay indi ay jëy mag lay indi ITA c'est un démembrement de l'État le président de la République Macky Sall le chef de l'État tey bu xamoon ni tey miir bi bu ñu ko defee dafay consulter des réels dangers pour les populations moom si boppam moo naan déedéet bu ñu ko fi def parce que arrangé wul encore une fois askan bi ITA depuis bi mu fi nekkee ba léegi ñun dañu judd fekk ko fi am nañ juróom fukki at léegi ndax mas na may benn ASC benn slip mbala benn club benn jeu de maillot mbala benn flottant musul am dans le cadre de la RSE musul am donc ñun ITA tey aujourd'hui li ñuy wax rek c'est la goutte d'eau qui fait couler le vase ñun nag li ma sama waxu démb mooy sama waxu tey groupe bii tey ressources humaines yi dajee fii tey il faut que ñu toogaat waxtaanaat tànn ay nit ñu wóor ñu sell parce que
combat bu ñu mës a mëne dañ koy mëne après ay nit yollee ko parce que am na ñu dem ITA ñun suñu yoon lijjantiwuñu leen yónniwuñu leen encore une fois ñun négocié wuñ dara tey aujourd'hui comme ni ko Mbacke waxee xuloowuñu xeexuñu xiiroowuñu ŋaayuñu demuluruñ tojuñu nit warul tojuñu nit warul toj ñun li ñu gëm mooy wax ba Sénégal toute la population sénégalaise dégguñu mais surtout les autorités compétentes dégguñu le ministre de l'Intérieur le ministre du sport qui est notre ami qui est l'ami du nawetaan le ministre de l'habitat et le ministre de l'agriculture ñu dégguñu ak le président le chef de l'État ñu dégguñu xam ne ñun effectivement ñun lii ñu bëgg def fii arrangé wul population bi dafa maanaam musiba la ci population bi dafay lor askan bi loolu rek moom moo ñu ñor leneen ñor ñu fexe ba lii du fi am réalisation bi du fi am loolu rek a ñu ñor donc encore une fois di sant bu baax ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi di sant di gërëm comment dirais-je le député Ndeye Fatou Diouf di la ñaax aussi combat bi sa combat la c'est le combat des populations hanoises ñu ngi lay ñaan nga porter combat bi mais en tout cas encore une fois mobilisation bi bu mu dañ bu ñu ñàkk fayda ba ñoom li ñu bëgg noonu yi li ñu bëgg ñu réaliser ko beneen bu sopp mooy le comité là fii lañ koy monter ñun ñëpp ñuy àndandoo di xàccandoo di dóorandoo yabaluñ kenn yabaluñ individu personne comment dire individuel kenn c'est le groupe bi mooy defandoo lépp mooy xàccandoo mooy dóorandoo je vous remercie. bon ñu déglu sunu doyen Kempes balaa ñu jox honorable waaw ci turu Hann Bel-Air Sport. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi. ñëw waaw voilà ok waaw merci mbooloo mi maa ngi leen di nuyu man la Mouhamadou Sarr Kempes maa ngi wax ci turu Hann Bel-Air Sport bon ak son président Ousmane Thiongane donc maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp bon xam nga Hann Bel-Air Sport nag moom mooy association bi nga xam ni mooy def la promotion du sport dans Hann Bel-Air voilà mooy def la promotion du sport dans Hann Bel-Air maanaam luy jëmale sport bi ci kanam rek Hann Bel-Air Sport mi ngi taxaw mais lépp luy entraver waa sport bi ak di ko obstruer itam Hann Bel-Air Sport day taxaw donc te projet bi ñu gis fii bon dafay obstruer sport bi ci biir Hann Bel-Air dafay entraver bon la marche du sport dans Hann Bel-Air léegi nag li ma ci xam mooy bii projet lii wóor ba wóor mooy enjeu sportif yi ñoo ko ëpp doole bii projet buñ ko tabaxee waaw day fatt entrée bi bon te loolu insécurité totale la pour stade bi bon te stade moom bu amul sécurité du xam nga du doon stade bu ñuy homologué kon boobu enjeu foofu la problème bi nekk mooy ñun Hann Bel-Air Sport war nañ am stade bu ñuy homologué ñuy jouer fii suñu match di recevoir suñu match fii muy abriter ay match Ligue 1 mais di abriter aussi ay match international donc loolu mooy enjeu bi dëgg-dëgg te boobu enjeu nag amul benn projet bu ko ëpp doole bon stade de football ouvrage structurant la mais buy abriter une vie sportive et culturelle doon daal maanaam fu ñuy tàggatee ay champion ak ay talent bon te ku nekk xam na ni sport bon ak culture loolu vecteur de développement la donc moo tax il n'est pas question voilà muy am projet bu mel nii buy empêcher loolu il n'est pas question donc loolu moom vraiment gisuma benn enjeu bu ëpp doole am stade omnisport pour Hann Bel-Air Hann Bel-Air mérito na am maanaam stade digne de son nom Hann Bel-Air Sport tey bon xaw na mat 100 000 habitants kon war na mën a am stade boo xam ni digne de son nom voilà te ni ko Mbacke waxee maanaam dans un rayon de 10 kilomètres amul stade de football kon fii tey vraiment jaadu na mu am stade de football dans le département de Dakar voilà mu ànd ak li am Demba Diop ak li am Iba Mar ak li am Parcelles Assainies ànd ak li am Cambérène balaa ñuy tëf yi dem Pikine di football yi fii daa war am stade quoi donc loolu moom exigence la te foofu sax la dëkk bi toll foofu la dëkk bi toll bu dee projet bi la projet ITA bii en tant que tel effectivement Mbacke wax na ko impact bi sur l'environnement urbain vraiment c'est négatif li mu yàq ci environnement urbain bi moo ëpp fuuf li muy defar bon te projet boo déggee ñu ne baax na impact bi sur l'environnement immédiat est positif
mais bii projet amul boobu positivité quoi donc kon bon war nañ ko fi mën a bàyyi pour que mu ànd ak stade bi bon 1500 mètres carrés la daanaka donc 1500 mètres carrés effectivement mën na abriter parking bon am na benn gymnastique bu ndaw bu ma ci def mais 1500 mètres carrés au moins mën na abriter 120 véhicules donc gymnastique boobu def naa ko donc te nag stade moom ku ko wax xam ni moom mooy aménagement extérieur bi quoi mu am ubbeeku si ñeenti côté yi sax lañ wax loolu lañ wax ci stade yi mu am ubbeeku ci ñeenti côté yi mais nag ñun yàlla def na bon stade bi tëju na bon ci ñetti côté benn côté bi fi des waratuñ bàyyi ñu koy tëj buñ ko tëjee rek mooy stade bi dee na stade bi dee na loolu moom il n'est pas question te loolu xel sax mënu ko nangu xel mënu ko nangu bon ñu ubbi complexe bu mel nii fii stade bi dee pour 100 000 habitants loolu xel mënu ko nangu kon léegi li ñuy xeex dafa nekk xeex bu cause bu noble la cause bu juste la jarul xeex jarul xuloo mais li ñu argument contre argument lu ñu mën a teg ci table bi waaw amul le projet de ITEA là vraiment son impact sur l'environnement urbain est négatif donc foofu rek la affaire bi nekk te nag enjeu yi tey mooy ñu am un complexe digne de ce nom pour Hann Bel-Air mérité na ko parce que mat nañ 100 000 habitants au moins donc léegi daal foofu laa bëggoon yem voilà di remercier mbooloo mi di remercier député monsieur le maire di remercier ñëpp di leen masaw ci taxawaay bi au nom du président Ousmane Thiongane et de Hann Bel-Air Sport. am ñu lu ko ëpp lu dëkk bi bëgg loolu la ñu bëgg bàyyi ak ndey lu ñu bëgg loolu la ñu bëgg lu ndaw ñi bëgg loolu la ñu bëgg il est important aujourd'hui lii ñu am nii tey ñu xam ko moo ñu joxante loxo bëggante ci ngir yàlla bañ ñi bàyyi nag di yëkkatante ak di dóorante bu ñu nekkee benn takk délocaliser lépp lu ñu fi neexul ba ci mobile oil bi mën na nekk Sonacos mën na nekk xam-xam yooyu mi ngi fi am nañ ñu ko mën a taxawee te nag espace bii am na espace ci biir Yaraax jarul sax muy dem Diamniadio biir commune bu Hann Bel-Air bu ñu fa doxee dinañ ko fa gis bu ñu waxtaanaatee suñu biir war nañu mën a xam yan espace la ñu am pour war ko mën a jox ITEA ba pare projet bi nekk ci biir Hann Bel-Air doomu Hann Bel-Air donc yooyu yëpp mën na am non attendez xam nga waxtaan xam-xam moo cëpp solo beneen bi ci des maa ngi remercier autorités yi fi teew parce que boo bëggee dëkk di jiite dëkk boobu bu fekkee xewle na yaa ko war a ñëw teewal askan bi dafa jël baatam ak sañ-sañam dénk ko ay nit muy le maire ak le conseil municipal je trouve effectivement et je salue le courage et la détermination de Fatou Diouf et j'aurais aimé et souhaité également que le maire soit là et son conseil municipal ah oui je sais mais je parle de l'autorité voilà donc looloo tax voilà pourquoi aujourd'hui am nga dëkk bi pour mu dox ki nga xamante ni moo ñu représenté ci cours et tribunaux yi yor suñu koppar kooku dans les combats citoyens mbir mi nekk ci tablam war na mën a ñëw teew comme ni Fatou Diouf teewee mais li am solo daal mooy nous sommes ensemble et nous soutenons le combat des jeunes nous soutenons le combat des sportifs nous sommes Hannois nous sommes population et nous restons population et nous sommes avec les populations combat bu Hann Bel-Air la Hann Bel-Air yëpp taxaw na temm pour défendre ses intérêts ak koo mën a doon nous interpellons même dans ce combat-là le chef de l'État le président de la République pour qu'il comprenne que les populations hannoises en masse dañoo daje seen biir pour ne ñoom d'accorduñ ci projet bi te am nañ ay pexe am nañ ay arguments yoo xamante ne mën nañ ko andil nit ñi ba nga xamante ni mën nañu jëlee fii lii yóbbu ko feneen foo xamante ni dina doon njëriñ pour ñun ñëpp sallallahu ala muhammadin naa ngi leen di sant